internet seen kaddu dalati leen ak jàmm ci seen émission kaddu ndaw ñi comme ni ñu koy defee rek semaine bu jot ñu ciy ànd ak yéen fas yéene ci waxtaan ak lépp rek lu nga xamante ni moom moo ñeel askan wi rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jeunes yi comme ni ñu koy defee rek semaine bu jot ñu tànn invité waaye itam tànn thème bu nga xamante ni moom la ñu dara waxtaanee nga xamante ni jàpp nañ ni suñu ko waxtaanee rek maanaam thème bi nga xamante ni moom la ñuy choisir buñ ko waxtaanee rek dina am njëriñ ci li nga xamante ni moom moo di askan wi rawatina jeunes yi tey nag ma am si benn invité di wuyoo ci turu Martin Gomis nekk artiste compositeur en même temps aussi porteur de voix donc ba tax na tey jii ñu dalal ko fas yéene waxtaanee thème bu am solo bu nga xamante ni tey jii mën nañ ni ça fait débat de tous les télés donc je pense que tey jii laata ñuy sori dañ koy bàyyi mu nuyoo ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di mbokk internet seen kàddu yi monsieur Gomis maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo soxna si. di la rafetlu aussi li nga xamante ni moom moo di sa disponibilité parce que tey gis nañu temps bi xat na mais dangaa bàyyi lépp lu nga xamante ni yaa ngi koy def ngeen ñëw si wuyu ci li nga xamante ni moom moo di invitation kaddu ndaw ñi ba tax na tey comme ni ma ko waxee woon sànq rek thème bi nga xamante ni jàpp nañ ni peut-être buñ ko waxtaanee dinañ ci mën a am soit solution wala leneen lu ni mel moo tax na rek mu di série d'agressions yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fi nga xamante ni moom moo di Sénégal rawatina capitale mu di Dakar Ndiaye Dial Diop ñu jàpp ni série d'agressions boobu noonu peut-être tey jii bu ñu ko waxtaanee fi nga xamante ni moom moo di fii ci plateau li nga xamante ni moom moo di kaddu ndaw ñu jàpp nañ ni peut-être solution dina mën a jóge fii mais Martin tey ñu gis ni li nga xamante ni moom moo di Dakar Ndiaye ñu bëri jàpp ne Dakar n'est plus sûr lan moo waral lu ñu mel. ni nga ko waxee ci début bi rek gars yi commencé nañ seetlu affaire yi commencé na bëri trop ci dëkk bi de semaine bii ñu génn rek ñu ngi si gis benn information ba gars yi di génnee muy benn fii bu dëkk unité 21 nga xam ba koor gi gars yi ñu ngi koy trouvé côté Tivaouane Pël yooyu xamante fii la dëkkee tàggoo seen kër naan day dem génn ak ay xaritam pour doxantu par la suite waa gàlleem ñu leen di informer que seen doom nañ ko mujjee rey waaw loolu moom commencé na bëri. daal di toogee waxtaan léegi yow li nga xamante ni moom moo di insécurité boobu maanaam agression yu bëri ak leneen lu mel lan nga war a mën a jàpp ni moom moo ko waral. non pauvreté la rek affaire yu moom pauvreté la rek ndax instant yii nii jeunes yoo gis gars yi xaalis moo nekk seen bët yi ndax booy bëri tey lu leen di yóbboo ci agression yooyu noonu te gars yi ñu ciy dégg seen tur mooy maanaam pauvreté bu nekk ci dëkk bi manque de développement bi manque de moyens pour emploi des jeunes lu gars yi di wax loolu da nga koy dégg rek gars yi tur bee fi nekk rek emploi des jeunes mais du mës a sotti boobu non loolu du mës a am Sénégal fii. emploi des jeunes bi lu ko gars yi di waxee ndax dirigeants yi ñu diriger ci boppam ñoom ñoo farluwul quoi comme ni ko gars yi di waxee ñoo dëgguwul c'est des personnes yi nga xamante ne tey mën nañu wax lii suba ñu xëy mel neneen moo waral affaire yi di gën a catastrophique ci booy. ok mais Martin est-ce que mën nañu jàpp ni li nga xamante ni moom moo di peut-être pauvreté li nga wax que ni moom moo waral série d'agressions yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku fi nga xamante ni moom moo di la capitale du Sénégal donc mu di Dakar Ndiaye est-ce que pauvreté aussi war na jar tamit nit yi di agressé ba di sax di jël bakkanu nit. non boo seetloo comme bu ma nee pauvreté bi moo ko waral ndax tey boo xoolee buñ nee tey adduna bi ñu ko yor dañuy naan jeunes yi ñoo ko yor te tey boo xoolee la plupart des jeunes dañuy taxawal ci mbedd bi amuñu job ku ci xëy nekk sa gàlle boo ci une semaine boo ko ci teglee bañ a génn sa yaay moo lay njëkk a xas ne la yow amoo benn njëriñ lekk ak naan ak tëdd rek nga fi nekkee demal xëy ni sa morom yi demal lijjanti ni sa morom yi mais boo génnee ban solution nga amoo job amoo lenn foo jàpp mais foog nga jéem a ut loo yóbbu sa gàlle wala nga jéem a lijjanti loo dugal sa poos tey booy yu bëri ngay gis nii buñ duggee ci kaso bi génnaat dañ ciy nekkaat waaw mooy li ma la wax projet emploi bu gars yi di wax emploi des jeunes bi gars yi di teg loolu amul loolu noonu comme solution bi ngay wax nii tey da ngay gis benn jeune bu nekk ci quartier bi comme li ngay wax ñu jàppee ko problème agression bu demee tribunal du xool kii situation am lu mel ne wala kii ay parents nan ak nan ñoom dañuy xool lu mu def rek ñu dóor ko pare nañ ci moom après bu génnaatee kooku da ciy nekkaat mais kooku noonu tey bu fekkoon daa def lu muy def nga ñëw jaaxaloo moom te gi nga dama lay jox benn exemple tey gi nga tey booy ngay dégg naan ñu ngi tëdd kaso yëpp ku ci dem gars yi balaa ñu laa dugal ci biir cellule yi dañuy am say information yëpp sa numéro téléphone yaay lépp dañ koy am
mais pourquoi pas ñoom foofu noonu ñu jëlee intégré la ci fenn fi nga xamante ne boo fa génnee doo delluwaat ci li nga nekkoon. yooyu mooy solution yi comme le gars yi di wax emploi jeune yooyu moo war a nekk employé kaay ngay dégg nii dañ leen di jox xaalis ñu def ko seen poste. wala tey ci politiciens yi parti yi dañ leen di jox xaalis pour emploi des jeunes ñu jël xool seen mbokk yi dugal fa seen xaalis wala xool ñi nga xamante ne ñoom lañ gën a jege ñi nga xam ñu jël leen dugal leen fa. loolu moo fi ne looloo waral affaire yi di gën a catastrophique gars yi bu ñu bëggee jàppale jeunes yi dañ leen di jàppale ci seen bëgg-bëgg. est-ce que cause yi nga wax aussi bokku ci li nga xamante ni moom moo di problème maanaam problème familial am na ñoo xamante ni peut-être problème yi nga xamante ni ñu ngi koy am ci seen biir famille moom mooy waral aussi peut-être yenn permettre leen ñuy génn ci benn mi di amal yenn agression yi wala aussi tamit yenn yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di jël alors que tamit c'est interdit. non loolu la fa demee comme li nga wax nii rek am na booy nga xamante ne tey drogue bi doon mun bokk na ci cause bi gars yi mun nañu ko wax drogue bi bokk na ci cause agression série d'agression yi ngay dégg fii Sénégal. xam nga tam pauvreté bi tamit bi may wax ndax côté boobu lu tax ma ciy gën a insister ndax da ngay gis benn jeune bi nga xamante ne am na 20 ans et quelque nekk ci biir kër gi am nga di xëy amul fu mu jàpp tey booy yu bëri ngay dégg nii ñi naan dañuy drogué wu dañuy tux sax bu ñu xëyee amuñu lu ñuy jëndee lu ñuy drogué wu foog ñu jéem a xool lu ñu koy lijjantee pour dem waaw affaire yi emploi bi la quoi. manque d'emploi bi daal yow mën nga jàpp ne ni moom mooy principale cause bi. principale cause bi nga buñ réglé woon emploi des jeunes yi rek. problème d'agression yi du moo ne dafay jeex de mais day wàññeeku à 90%. loolu mooy suñu problème instant yii nii. parce que gis nañ ni moment bi nga xamante ni peut-être Covid bi dugg na Sénégal ba ñu tegoon yenn mesures yi état d'urgence yeeg li ni mel peut-être yu ci bëri wàññeeku woon na mu di agression yeeg yooyu doon est-ce que tamit tey patrouille bi nga xamante ni peut-être moom la policier yi doon def et tout waruñu ko mën a defaraat ngir mën a tamit ngir aar li nga xamante ni aussi moom moo di kaaraange askan wi. non loolu mun naa ne wàññeekuwul sax jamono Covid bi ngay wax nii. waaw peut-être mun na wàññeeku ci yeneen secteurs yi comme secteurs yi nga xamante ne ñoom ñi nekk ci gouvernement. parce que xam nga tey policiers yi ñu ngi woon ci mbedd mi et puis yenn heures yi tamit permettre nañu tamit ngay dox peut-être aussi sécurité. waaw mais jamono jooju da nga ci doon dégg ay sàcc. waaw man sama koñ dama ci xëy di ci dégg ay sàcc jamono Covid bi couvre-feu bi. da ngay xëy di dégg ay agression dégg ay sàcc wala ñu lay naan ay 5 man sama koñ ba nii chaque 6 heures du matin wala chaque 5 heures du matin tey maire yi duñu am fitu yeewu naan dañuy xëy. te am na ñi nga xamante ne chaque heure boobu la ñuy mën a xëy am lu ñuy mën a dugal seen kër. waaw man jóge naa fi ma logé di ñibbisi benn jour ay 6 heures du matin et quelque ñëw ba ci côté sama koñ net ci télé bi Inte 5 ñëw ba ci télé bi net gis ay booy yi daw xale jigéen di daw affaire yooyu ma tourné gis seen ci sama yaay muy ñëw ak sama rakk pour man sax ñoom lañ doon agressé ma daw ñii mu ne ma lan ma ne ko lan la mu ne ma fii gars yi dañ doon agressé te loolu du sama koñ kese am na ñoo xam te dëkkuñu fa. pourtant même il paraît que sax li nga xamante ne moom moo di pont Sénégal 92 bi aussi peut-être aussi moom côté alentour boobu peut-être manque de sécurité bi nga xamante ni askan wi dëkkee côté boobu ñu ñoom aussi à chaque fois ñi ngi jooy lu ni mel aussi. booy point yi nii man xam nga luy sama solution si ñoom bi ma gis sama xam-xam bu gàttul quoi bu ndaw rek li ma ci mën a dolli pour booy yi nii booy point yi dañ leen war a jël intégré leen fenn fi nga xamante ne dañ ciy xëy di ci gis seen bopp waaw mun leen créer fii solution de. mooy booy ñoom ñu jël leen yóbbu leen ci tool yi waaw pourtant gi nga gars yi fi nekk politiciens yi fi nekk bu leen gars yi yaakaaree ñoom dañuy gën a sànk booy ndax booy xool nit ñu baax ñu fi nekkoon Serigne Saliou doon na wax li nee na leen njëriñu booy pour xale yi mun a développer da nga leen di jël ngeen yóbbu leen ci tool yi xale yi tool yi moo leen mun a defar surtout booy yi toog fii ci po bi di 15 di def na ko su dul noonu ñoom da nga leen di jël créer ay tool yi nga xam te ne da nga leen fay yóbbu chaque weer ñu ciy mën a gis seen bopp. doguma la Martin parce que gisoon nañ fi centre de redressement yi bu ci mel ni Serigne Modou Kara bi nga ko amaloon gis nañ ni pratiquement li ci jotoon a xew et tout est-ce que tamit centre yooyu tamit baaxul ñu insérer ci ñi nga xamante ni peut-être moom moo di jeunes yi wala ñu indiwaat tamit yenn centre yi nga xamante ni peut-être am na ñu nga xamante ni peut-être seen parents yi kontaanuñ ci ñoom bu ñu leen fa yóbboo peut-être solution bi nga xamante ni bëgg nañ ko ci ñoom dinañ ko am. non centre boobu moom man am naa ci ay copains yu fa nekk yu fay fréquenter tout le temps mais fu man mosuma ànd ak ñoom ci affaire boobu noonu ndax xam nga lu tax loolu privé la centre boobu privé la quoi comme mun na ni Cheikh Modou Kara moo am initiation boobu teg benn affaire am gars yi commencé kii mais amul suivi. mais non amul suivi foofu day gën a yàq jeunes yi centre boobu ndax man dama ci am ay preuves leer nañu centre boobu ndax dama ci xam ba ci doomu général bi dama doon ànd ak moom boo ma permettoon sax mun naa wax turam kooku dama doon ànd ak moom ñooñu
c'est des gens yi nga xamante ne mun na ne ñoom lu ñu def ci mbedd bi après ci biir centre bi la ñuy mujjee. léegi aussi mënuñoo jàpp tamit peut-être aussi après chaque li nga xamante ni moom moo di grâce présidentielle dañuy jàpp ni peut-être am na ñenn ñu nga xamante ni jàpp nañ ni agression yi tamit day gën a bëri peut-être aussi anam bi nga xamante ni ñi ngi gracier nit ñi peut-être prisonniers yenn prisonniers ak ñi nga xamante ni tamit moo di ñoom la ñuy teg pour ñu choisir ñi nga xamante ni aussi ñoom la ñu war a gracier parce que gis nañ fi récemment congolaise bi nga xamante ni agressé woon nañ ko ba mu daal ci ñàkk bakkanam ki ko daal di faat bokkoon na ci ñi nga xamante ni moom la ñu gracier woon yàggul dara. waaw loolu da ciy joué tamit comme grâce présidentielle yi gars yi di lancé ndax xam nga tax grâce yooyu man j'ai une fois fait la prison quoi te boobu presque affaire jàppante la woon ma am ci quelques blessures waaye itam ma gis ne affaire bi métti na ma gaañ ko moom tamit mais gi nga grâce yooyu noonu gars yi ni ñu koy defee c'est des choses yi nga xam te ne comme tey gars yi dañ koy jënd ñu war a gracier du leen gracier comme waaw comme tey dañuy naan léegi at fête bee ngi ñëw gars yi dañu war a gracier tant de personnes léegi nga ñu am branlon dañuy jéem a gis greffier bi seen tur bu ci bokkuloon sax dañ ko ciy jéem a dugal moo tax grâce bi moom waaw. est-ce que waruñu ko xoolaat ñu xool tey kan moo war a gracier. merci waaw loolooy wax ji moo tax ma ne la affaire gracier boobu boo amul branlon day métti ci yow. waaw am tey dañuy xool sax booy nga xam te ne seen peine yi bëriwul 6 mois la tëj nga mu dese la ay un mois ñu naan dañ lay gracier. c'est que affaire bi du loolu tey da nga gis ñi nga xam te ne dañuy tëdd ay longue peine maanaam 10 ans kenn du leen àtte kenn du leen wax sax fu waaw fu ngelaw gi jógee ñooñu noonu la ñu war a xool quoi defar seen comme nu gars yi di waxee defar seen vie ba pare. ab série d'agression yu bëri man mun naa ne ñooñu ñoo ko ciy génnee ñooñu du mu leen ci génnee ndax da ngay gis ñi nga xam te ne dañ koy tëj 10 ans kenn du ko wax dara ba jékki-jékki xëy un bon jour libéré ko kooku bu génnee lan moo ne ci poos yi dara. amul benn job bi nga xamante ne jàngal ngeen ko ci biir kaso bi nga xamante ne bu génnee da koy mën a jàpp mun ci soutenir boppam mun ci soutenir waa këram comme kooku te day doon ki am tey ba nga xool benn jeune bi nga xamante ne 18 ans nga am ñu tëj la nga génnee 10 ans ci jeel bi plus say 18 ans yi nga fa duggee woon mu doon 28 ans kooku waa perte nga temps bi nga xamante ne tey formation bi du am ndax formation bi camp pénal xaw ma Cap Manuel foofu noonu la fa gars yi doon defee formation yi mais formation yi léegi du kaso yëpp quoi tey rëbës bu ci gën a métti foofu amul formation gars yi amul formation doo mën a amul formation am na ñu fay job dañ lay job lay ay maçon ndax boo ñëwee comme li ma la wax dañ lay laaj say filière affaire yooyu ba fonction boo def bu fekkee am nga métier booy kii léegi ñoom dañ lay jéem a guider ci métier boobu ci biir kaso bi ngay nekk maçon nga yenn saa yaay tabax miir yi raax fii def fee électricien nga lampe yi yenn saa yaa koy defar peintre nga bu ñu waree def nii mais boo génnee doo génnaale dara ak at bi nga def ci biir kaso bi boo génnee comme xam nga foog nga jéem a lijjanti sa bopp tamit quoi jarul ñuy naxante. moo tax ñu bëri peut-être li nga xamante ni moom moo leen fa dugaloon peut-être bu ñu génnee vide bi ñuy génnee peut-être loolu mooy waral ñu reprendre li nga xamante ni. ndax tey da ngay xool ay booy yu bëri da ngay nekk ak ñoom ci biir kaso bi première fois mun na la ni non booy instant yi nii non sa waay su ma génnee leneen laay xool instant yi nii wax dëgg yàlla génn man doyal naa fii mais dañuy mujjee toog ci biir ba découragé naan sa waay su ma génnee non foog ma defaat ndax ni nga gis ñi nga xamante ne sax defuñu ñu toog naan man defuma dara ñu tëj ma comme bàyyi ba ma génn foog ma def te booy loolu moo leen di dugal ci li ngay dégg ne agression ak affaire yooyu noonu da ngay génne mémoire bi nga xamante ne yow xam nga dëkk bi dépassé na la quoi. en tant que jeune tey jii xam nga waroon yëngatu ci yenn yi waroon yor famille et tout. peut-être aussi ñu ci bëri loolu la ñuy poussé. non si bien sûr ndax da ngay génn comme li ma la waxee rek boo nekkee ci biir kaso bi duggee fekk 18 ans génn ak 28 ans boo duggee sa waa kër chaque jour di fa yeewu première fois bi mun na la muñal de mais fekk 1 mois da lay naan sa waay del xëy di xooli looy jàpp te at boobu amoo métier amoo dara amoo fenn foo jàpp foo dugg di wax ñu naan kii ponkal bi est-ce du sàcc mais da nga koy obligé def ci mbedd bi. billaahi léegi aussi anam bi nga xamante ni peut-être prisonniers yi ñu ngi koy dund peut-être aussi tey bokk na ci li nga xamante ni aussi moom moo di waral yenn yi peut-être aussi tey jii ki nga xamante ni deful dara ñu boole ko ak même prison ak ki nga xamante ni peut-être ay crime la def et tout est-ce que tamit tey loolu bokkul tamit ci li nga xamante ni moom mooy pousser jeunes yi parce que tey jii imagine toi yow nga nekk benn innocent ñu boole la kenn ku nga xamante ni peut-être jàpp nañ ni moom def na benn crime bu nga xamante ni peut-être ñëpp di ko kii est-ce que tamit loolu aussi bokkul li nga xamante ni aussi moom mooy pousser à ce que tamit jeunes yi tamit benn instant di def lu naka. waaw loolu tamit mun na nekk ndax booy xool tey booy am problème yëpp ak problème boo munti def bu la jàppee duñ xool kii lii la def kii lii la def kii lii la def ba dof yi sax dof yi laa la wax ñu ngi ci biir kaso bi ay dof
dof ñi nga xamante ne seen xel bi neexul borom bi dafa tëj seen xel ba pare yow nga bëgg jëlaat tëjaat leen ñun ñu ngi ci biir kaso bi moo tax ma ne la fii booy pour ñu wàññi yenn yi foog ñu am fu leen di intégrer quoi ndax ku dem bay jël dof di ko tëj comme amoo waaw dof laa la wax dof ku amul xel non dof bi day xeex ak nit ñi ci biir kaso bi man sama problème boobu ma fa nekkee waajooju loolu la fa nekkee woon day jàppante ak nit ñi nice jàppante ak ñoom ba mu métti garde yi dañuy ñëw obligé ñëw génnee ko buñ ko génnee xam nga lu ñu koy def dañ koy jàpp dóor ko ba muy bëgg a dee pikiir ko bu ñëwee bañ a xam bu ñëwee dugaat ci biir néeg bi nelaw lay def ndax pikiir yi bu affaire yi reesee mu commencé at bêtise am moo tax comme li nga wax noonu rek da nga gis ku deful dara ku xamul sax kaso ñu ñëw boole ko criminel bi nga xamante ne yooyu muy gis day dem ba jouer ci bopp bi ndax gi nga tey kaso bi boo fa xasee ba dugg ragal amatu fa de waaw boo doon tàppet sax da ngay fen naan man lii laa wala lee laa ndax gaa yi ngay gisal gaa yi ngay toog yenn sax da ngay gis nit bi nga xamante ne boo ko fixé da ngay wàccee say bët ndax da ngay naan waaw kii nii la mel mais yooyu noonu boo fa commencé dem di yàgg ak ñoom di xëy di yeew ak ñoom di gis yenn affaires yi da ngay dem ba bokk loolu da ngay dem ba bokk boo génnee amatoo looy ragal ndax fee comme formation boobu nga fay am boo génnee da nga koy appliquer ci mbedd bi loolu. conditions yi nga xamante ne peut-être prisonniers yi tamit ñu ngi koy dund ci biir kaso bi. pour na luy pousser booy bu ñu génnee waaw même bu ñu nekkuloon defkat sax dañuy génn doon defkat loolu. yan genre conditions yi par exemple. comme tey yaa ngi da ngay nekk ci biir kaso bi yow benn pour lekk bi nii benn bool bi nga xamante ne yow boo ci amee ñaari kudd ñett jàmbaar nga te ceeb bi benn lu lay toggal sax baaxul. da nga koy obligé di lekk nii ndax benn amoo ku la indil loo coog amoo parent bu lay seetsi amoo waaw fenn foo wéeru comme boolu kaso bi rek nga mën a xaar bu ñëwee nga mun ci xéwalu ba mu yëg sa bopp loolu booy bokk na ci li leen poussé ak booy nga xam te ne tey defuñu dara sax ñu jël leen rek tëj ci biir kaso bi kooku bu génnee day doon defkat par force ndax deful xamul musul def kooku bu génnee bu amul suivi dëgg ci ay parents day dellu defaat ni booy rek. mu nekkoon Martin Gomis tey mu nekkoon ganu kàddu ndaw ñi ñu invité ko ci ngir ñu mën a waxtaanee ci li nga xamante ni moom moo di série d'agression yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ni dafa bëri fi nga xamante ni moom moo di Dakar Ndiaye parce que mënuñoo xëy toute une journée wala sax toute une semaine te dégguñu li nga xamante ni moom di agression soit ñu agressé nit daal di koy faat wala leneen lu ni mel ba tax na tey mu nekk en tant que artiste nekk tamit porteur de voix tamit ñëw indi xalaatam ci li nga xamante ni moom moo ñeel suñu sujet tey bi ba tax na rek donc ñu am plaisir bu baax a baax di ko dalal donc di leen ko rappeler bu baax a baax donc ñu jàpp ni conséquences yi mën na bëri maanaam faat nit ñi ak agressé li nga xamante ni moom moo di nit ñi parce que mën nañ jàpp ni sax agression du agression peut-être tamit nga fekk nit mu toog nga daal di koy agressé wala nga fekk nit kuy dox nga daal di koy jam jël leneen lu ni mel agression dafa bëri façon tey jii boo xoolee ci hôpitaux yi ak leneen lu ni mel aussi wàllum agression peut-être am na sax agression verbale tey nit ki mën nga wax ak nit nga agressé ko sans pour autant nga xam ko te da nga koy vexé carrément sans pour autant tamit nga xam ko tamit est-ce que tamit tey agression verbale bi nga xamante ni peut-être ñu ngi koy nemmeeku au niveau peut-être des hôpitaux ak leneen lu ni mel est-ce que waruñu ko mën a xoolaat aussi. bien sûr bu surtout côté boobu ngay wax nii moom dama ci gën a insister hôpitaux yi ngay wax nii comme li nga xam ne agression verbale yi fa la ëppee sax ci hôpital yi ndax tey da ngay indi sa benn médecin sa benn malade au moins ñëw pour ñu jëm koo toppatoo mais balaa ñu koo laal rek yow ñoom lu lay njëkk a adressé parole li ñuy njëkk a wax ak yow rek moo lay njëkk a métti ba yow malade bi nga indi nii sax day fat sa bopp bi agression verbale yi tamit mun nañ ko tamit situer comme yenn crime waaw yooyu mun ci yenn sexuel bi daal mun na noo comme li nga wax nii couple yi comme tey crime yi ngay dégg yu bëri ba muy dem ba ci am ay mortalité yooyu ci côté couple yi lay doon yu ci ëpp ndax agression dëgg yi gars yi di dégg booy mun na la ñëw agressé la jam la mais du sur le coup ngay ñàkk sa bakkan mun nga soox ak moom ba dem fenn wala gars yi gis ni ñu yóbbu la hôpital far nga mujjee faatu mais yenn crime yi nga xam te ne da ngay ñëw fekk fa corps bi nii ba gars yi di naan kii pourtant diw la waxoon lay dem seeti wala léegi waaw gis nga te loolu noonu genre yooyu gars yi dañ koy jël qualifié ko naan jeunes yi la fekk yooyu noonu mun na doon sax parentèlement comme ni nga xam te ne nii da nga bokk ak moom mu jege la carrément waaw ngeen jote ci benn affaire bu ndaw waaw moom sax boobu du jël sax intention def la rey la wala jam la wala lii peut-être mer moo koy poussé ba mu loolu noonu arrivé ko ci mais day tiit ba daw après nag fa la gars yi naan non agression nii mais balaa ñoo xam kan la nag fekk day yàgg quoi
comme li nga wax nii série d'agression yi bëri na façon trop. bëri na façon comme ni nga ko waxee rek je pense que tey jii lépp rek li nga xamante ne war nañ ko mën a def ngir solution mën a am ci li nga xamante ne moom moo di xeeti agression yooyu soit mu nekk verbal wala mu nekk sexuel ak agression en milieu hospitalier donc loolu yëpp ak agression yi nga xamante ne ñu ngi koy faral di nemmeeku dans les rues de Dakar donc yooyu ñu bàyyi xel bu baax a baax prisonniers xawatina jeunes yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñu defal leen ay formation wala sax pourquoi pas jéem leen a defal lu nga xamante ni peut-être bu ñu génnee tamit seen xel du dem ci li nga xamante ni peut-être ci la ñu nekkoon et tout donc tey jii je pense que tey jeunes yi problème emploi bi nga xamante ni peut-être ñu bëri jàpp nañ ni loolu moom moo causé série d'agressions yu bëri yi peut-être jeunes yi tey bu ñu amee liggéey seen xel je pense que du dem ci li nga xamante ni moom moo di wàllu agression ak leneen lu ni mel donc baax na tey état bi daal di leen di taxaw bu baax a baax peut-être ci lañ nekk donc tey jii Martin yow en tant que porteur de voix tey lan nga mën a jàpp ne moom moo di conséquences yi tey peut-être série d'agression ak nombre de morts yi nga xamante ni peut-être agression yi ñoom ñoo ko causé ak leneen lu ni mel lan lañ mën a jàpp comme conséquence. waaw comme li ma la wax nii rek comme li ma waxoon ci début bi laay waxaat rek conséquences yi moom benn bokk na ci booy tey comme man sama bopp laa koy jëlee exemple sax mais yeewoo suñu kër aw ma fu ma jàpp sama moyen demewul noonu aw ma parent bi nga xam te ne daf may comprendre kooku noonu man bu ma génnee foog ma jéem a xool solution bu may def pour mun a subvenir sama life jarul ñi naxante fii loolu fi ne booy tey du mën a ci kaso bi de tey da ngay gis booy nekk di yeewoo seen biir kër seen parents yi lu bëri ñoo leen koy pousser ñu bëri non am nañ ci part de responsabilité gouvernement bi tamit waxi nopp ñoom tey te booy seetlu ku fi élection bu yegsee nii bu gars yi bu waajal campagne yi nii ku ci battre campagne xam nga looy njëkk a wax problème emploi des jeunes moom nga ñuy doflooyee quoi gëmloo ñu ko ba ñuy sànni la suñuy carte boo xasee ba falu non loolu politique la rek Macky Sall bu demee ba heure bi naan emploi des jeunes da koy soog a ñor comme daf ñoo yëpp Macky Sall presque 9 ans la fi am xamu léegi mu am fi 10 ans 9 ans te ba mu toogee ba léegi moom mandat am instant mu ngi ci dernier virage yi comme bu mu bàyyi ba ci dernier virage yi mu bëgg a gëmloo gars yi emploi des jeunes moom bu fekkoon loolu gëmoon na ko ba mu toogee ci début bi la ñuy gëmloo luy emploi des jeunes mu jéem ko def suñu bopp mais moom ci campagne yi la ñu koy waxloo la ñu koy gëmloo bu xasee ba toog ci leneen la ñuy nekk mais loolu noonu mënul bàyyi ba tey ci dernier virage ay campagne am mu ci mandat mu naan emploi des jeunes loolu fan lay jëm wala dafa bëgg a defaat beneen mandat Macky jeexal na fi wax dëgg yàlla solution bi moom du loolu quoi affaire yi comme li nga wax nii rek parents yi ñoom nañ ci ñoo war a comprendre booy nekk ci biir gaale yi nga xamante ne amuñu xëy ak at bu mu munti am ak âge bu mu munti toll ma suñu borom mooy namm ci nit dara def ko ci yow tey booy tey buñ yaakaaroon ni ñoom comme lu gars yi di wax rek buñ comme na laa ko mën a expliquer sax booy tey buñ sañoon ku judd da ngay tekki du ma ne booy sax man mii rek bu ma sañoon tey damay judd rek waaw dal ci waaw suñu borom nag mooy namu loolu tey da ngay nekk ci kër nga xam te ne bu la comprendre boo génnee ci mbedd bi da ngay def naka su dul noonu ndax yoroo ñu xëy naa la yow xanaa doo xool ni Modou ngi defaral yaayam waaye yow demal xëy demal uti liggéey demal uti foo jàpp mel ni yow yaay may sa bopp non suñu borom mooy namu loolu tey nag comme lu gars yi di wax rek mais jeunes yi tamit nañ bañ a doon li nga xam te ne ay xëy di yeewu rek nekk sa bopp wala bëgg a dund lu métti la bañ a dund lu métti ba pare di bëgg a am xaalis waaw bëgg lu yomb affaire yooyu booy loolu da leen koy poussé tey boo duggee ci koñ yu bëri booy lan lañ fa nekkee tuxum yàmba jaay drogue xam nga waaw non tux bi loolu du cause tux bi du conséquence tux bi moom tey gouvernement yi ñu nekk ci gouvernement bi sax dañ koy jëfandikoo dañuy waxante dëgg rek fii ku newul ci bu guddi bi yaa ngi ci bu gàtt bi gars yi dañuy làkkatu rek même gouvernement yi ngay gis nii ñoom ñooñu daa ko tux fuuf dañu gën a am moyen rek moo tax du feeñ ci ñoom ndax booy xool tey ñu bëri ñu ngi leen di jàppee ay problème nga xam te ne tey bu doon Martin kenn dootu ko déggati ba ci cas Bougazelli bu doon Martin mu lañ jàppee loolu noonu comme sa waay ba léegi dañ may fàtte ci biir kaso bi tey cas Bougazelli boobu noonu bëri na ay booy nga xam te ne comme même exemple lañ ko jàppee tey booy yoonu mu ci biir kaso bi wala fii boo amul moyen da ngay sonn mooy obligé nag booy di dugg ci yenn affaires yi ndax amuñu te dañuy bëgg a def mooy waral yenn agression yi loolu mooy conséquence bi lu ci ëpp booy amuñu te dañuy bëgg a def ñi am nag chaque jour da ngay xëy di man chaque jour mooy xëy di déglu rajo millions yu may dégg milliards yu may dégg te xaw ma fu mu jaar tamit dañuy wax. lan lañ mën a jàpp ni comme solution bu ñu ko defee li nga xamante ni moom moo di série d'agression yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko au niveau de Dakar dina mën a wàññeeku wala sax pourquoi pas mu jeex fi tàkk. solution bi comme ni ma gisee bi ma waxee dina xaw a rëy nag mais
comme ni gars yi yaakaar bi booy ñooy def agression yi booy ko wax ñu ne la bandi la wala ci kaso bi la jógee nii tey nañ tas kaso yi toj lépp jël waaw non jël booy di leen yóbbu ci tool yi ku ci def dara da lay yóbbu ci tool yi. mais nekkul tamit ñi nekk ci kaso yi kese ñoom ñooy keese parce que am na tamit ñi nga xamante ne ñu ngi si biir. peut-être loolu tamit mun na nekk comme li nga wax nii. mun na nekk affaire yi daal yéeme na quoi yéeme na trop mais solution mu ci gën a gis man sama jëmu bopp. mooy gars yi li ñuy wax nii lépp luñ ciy dugal ci emploi des jeunes. mu doon li nga xamante ne day tëgg mu doon li nga xamante ne du doon parole kese. waaw du doon parole kese nii nii rek. doon li nga xamante ne day dëgg quoi. buñ ko defee man war naa yaakaar ni gis naa solution ci loolu. yow daal te comme ni nga ko waxee tas kaso yóbbu leen ci tool yi ak tamit emploi des jeunes ñu wutal ndaw ñi ay xeex. non foog ñu intégré ci benn affaire nga xam te ne tey du question da ngay def dara rek ñu jël yóbbu la fii bàyyi la fa fàttali la sa ëtt bu jotee ñu bàyyi la nga ñibbi boo génnee da nga ciy nekkaat ku am problème ñu jël la tëj fii boo xëyee chaque jour dañ koy yóbbu ci tool yi muy liggéey wala ñu utal ko fenn fu mu intégré bu amul métier am na ñoo xam te ne am nañ métier dañuy am ak problème nattu daanu fekk am nañ métier seen bopp ñoom da nga leen di jël investir leen si loolu noonu ñuy xëy di liggéey di def seen poste. nekk lu am solo léegi lan ban message ngay lancé ndax ñu ngi may signalé que ni temps bi daf ñu xaw a xoj message bi ngay lancé à l'endroit des jeunes ak ñi nga xamante ni peut-être ñoom ñoo di suñu gouvernement yow comme en tant que porteur de voix ak li nga xamante ni aussi moom moo di artiste bi nga doon. waaw message bi ma ciy lancé rek mooy du ci côté gouvernement bi ci côté parents yi la. ndax li gars yi di wax rek waaw non ndimbal day fekk ci loxoy borom ndimbal day fekk ci loxoy borom ñun parents yi suñu yaay ak suñu papa yi nañu comprendre ba pare ñoom nañ xam ne ñun suñu borom mooy maye quoi mooy namm mooy xool lu ko neex mu def ko ci jaam bi tey ñun buñ sañoon ku judd da ngay teral say waajur da nga leen di defaral ba waaw ñëpp xam ne kii defaral na gaal waajuram ñoom parents yi laay njëkk a wax ñoom nañ comprendre booy xam ne tey ku ci yor doom bi nga xamante ne ay moyens demeewul noonu bu ko dee di pousser à tout moment ko muy dem di uti xëy wala muy dem di def ni ay moromam wala di waaw ndax moromam yooyu tey ñu bëri ñaa ngi gis ñu yor xaalis xamoo lañ ko amee xamoo fuñ jaar ba am ko moo tax booy bu leen di pousser ci yooyu ku ci am doom bi nga xamante ne amul xëy wala amul métier xoolal noo ko mun a jàppalee mais pas que nga koy jéem a wax ñëw chaque jour nga koy jéem a booster di naan ay lekk rek nga fi nekkee amoo fi benn njëriñ ak demal defi ni sa morom yi loolu noonu mooy gën a pousser booy quoi gouvernement yi moom leen rek laa leen di wax mooy emploi des jeunes yi ñuy wax ñu doon nga xam te ne dañ koy appliquer ak di ko jox tamit moyens yi waaw bàyyi théorie bi ak di jox affaire yi tamit ñi nga xam te ne bu leen ko tegee seen loxo financement yi dañ koy jaarale fu ñu ko war a jaarale. léegi lan nga ñuy may par rapport ak suñu thème bi comme nga jeexalee ko rek nga tàggatoo ak ñun. comme. bon comme étant artiste n'est-ce pas artiste nga genre yooyu. waaw ci bu gàtt rek rapidement parce que temps bi xoj nañu. waaw lu gàtt rek am from Cambérène ku mel ni man amul fi nga dëkk ñun la démb ñu la waat tey àjjana kenn duñu fa njëkk suñuy maam lañ jàpp jaay ñun kenn amul suñu njëkk mënuñu yem dama laaj sa maam du jàll yëpp lañ sëkk rab bi dee na kay ñu fi dégg deful lu dul lay mënuñu nañ bàyyi réew la ñuy jaay ñuy saaga seen rapport bi fi dàq dul ko ci teg nga fokk ngandi bandi fii Jolof du la ñuy naan rek ngay jël ngir mun na màndi laay la ñuy nuyoo. d'accord ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Martin Gomis nekk suñu ganu semaine bi nga xamante ni moom moo di par rapport ak li nga xamante ni moom moo di émission Kaddu Ndaw ñi nga xamante ni dañ koy amal semaine bu jot rek donc tey ñu am plaisir bu baax a baax recevoir ko tey jii ak disponibilité bi aussi di ko ci jaajëfal bu baax a baax parce que gis nañ ni temps bi xat na mais dafa bàyyi lépp lu nga xamante ni mi ngi ko doon def ngir ñëw wuy si ci li nga xamante ni moom moo di invitation bi tey ñu doon waxtaane li nga xamante ni moom moo di série d'actions yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii nga xamante ni moom moo di Dakar Ndiaye donc di ñaan solution daal di ci am incha allah ba nga xamante ni du ñu sax déggati ak wàllum agression wala leneen lu nu mel donc comme ni ñu koy defee rek semaine bu jot donc seen émission Kaddu Ndaw ñi di am semaine bu jot rek donc ñi leen di jaajëfal encore une fois bu baax a baax yéen mbokk internet yi waaye aussi di jaajëfal toute l'équipe de Sen Kaddu rawatina aussi ki nga xamante ni moom moo di Mar nekkoon à la régie en même temps ci cadrage bi donc di leen jox dig daje semaine prochaine incha allah ci beneen thème.